asalaamaaleykum Sénégal waaw cheikh bi del si na di leen ziar yow yéen fu leen toll ci fii ci globe bi rek joxuma leen loxo waaye bii la xam ngeen lu ko waral soxla mu koy wax daf leen ci ngeen koy topp waaw te xam ne lu am la ñi ko gëm ak ñi ko gëmul képp koo xam ne gëmoo na coronavirus am na rek dafa la dalul wala mu dal sa mbokk voilà wala nga nekkul foo xam ne rey na fa ay doomu aadama yu dul jeex voilà donc di leen ziar fu ngeen toll rek di leen bàyyi ngeen bàyyi xel te xam ne mooy phénomène bi nga xam ne si mooy feebar bi nga xam dafa am ci àdduna actuellement gëm leen ko ngir yàlla feebar la boo xam mu ngi gaañ ay doomu aadama bul jàpp ne daluma yow mii da nga xëy doo sot sa kër gee am ku fa sot ok sot moom yaa ngi koy daw pour mu bañ la ko wàll def leen noonu pour coronavirus bii topp leen indication yi leen jox c'est pas parce que état Sénégal ak bii ma nekk sax may nañ la liberté ngay circuler di jël oto yi def yooyu protéger sa bopp avant tout sot laa la wax dana dal ci sa kër googu ngeen nekk fukk kenn nga gis muy sëqat muy lekk du neex ci moom dara du am mu tëdd ci lal bee naan dafa sibru yow dara dalu la ngay dem dox say soxla kooka dafa sot te muy dëgg ci moom coronavirus noonu lay def te kooka mu dal sa kër yaa ngay def tout pour mu bañ la wàll soj moom nga bañ a tëdd coronavirus loolu tamit la même chose feebar la comme soj boobu donc bul jàpp ne daluma rek wala suñu kër gi amu fi du dal kenn wala gëmuma ko billaahi boo koy def yaa ngay juum ñun na gis na ñaata doomu aadama rey fii bis bu leen yeewoo yéen dégg ñaata lay rey ci àdduna na leen jàngal lillaahi wa rasuuli bu leen gëmul seen bopp respecté seen bopp respecté yeen doomu aadama yi képp ko leen gis actuellement solul masque boobu jàkkaarloo yi wax ak yéen jàpp leen ne kii mën na mu koo jox yii ngi muy xew yi am ci kër yeeg yépp yu ndaw ndaw ñi ngi koy bàyyi muy am bàyyi leen ne dalu ci kenn du ma dal kenn dong mën na ko fa andi yow ma dem ci xew ga da nga yóbbu sa kër te li ma leen wax da nga ko yóbbu sa kër nga wàllu ko sa waa kër googu te problème yooyu dina am booba nag dem ba ne tëdd ne lasar naan maa ngi koy doog a gëm gis nga faju fagaru daf koo gën foofu laa yem ak yéen voilà tey la samedi nag ni ñu koy defee ñu ñëw dellusiwaat tey nag dinaa ñëw ci benn dimension ñaari affaire dinaa ci wax am na ñu may sonal fii 3e mandat wu Macky Sall 4e mandat wu Macky Sall kooku après naa leen tegal benn avocat boo xam ne je crois même pas qu'il est avec le président Macky Sall mais dina leen leeral lan moo tax Macky Sall bu ko neexoon mu am 3e mandat du ay golo yu ne ci réseaux sociaux ñooy décider kuy defu 3e mandat ak ku fay yem ok di leen xamal ne man yàgg naa leen ko wax te man loolu laa gëm et j'insiste sur le point gis ngeen Côte d'Ivoire gee xaw ma premier ministre la woon xaw ma koo xam ne moo waroon nekk le futur président moom moo waroon nekk candidat avant gis nga kee ngi fa nekk di président ba màggat ngeen bëgg ko faa jëlee gis nga kam ñëw ba d'accord ak yéen d'accord ci ak àdduna bu ñëpp kontaan ci ko tàcc ci loolu yàlla ma nga xam ne mooy décider kuy ne président ak ku dul ne président moo ne ko doñet yóbbu ko ngeen gis yéen ñëpp ngeen teg seen wat ba président wu màggat boobu moo obligé ñëw ne day def 3e mandat bu leen naafequl Khadim Gueye waxoon na leen 2024 ndax dina fa fekk Ousmane Sonko maa ngi ko koy ñaanal ndax dina fa fekk Macky Sall maa ngi koy ñaanal mu fekk ko maa ngi ñaanal ñeneen ñi nga xam ne am nañ aspiration nekk président du Sénégal ba tax 2020 lañ toll ba au moins vidéo bi mu koy def 2020 la te su fekkee ne mathématique du opinion 2024 des na ñeenti at mu neex leen ak mu naqari leen lu tax kii dem def élection xeex ak ñi ngeen di waxal ba gagné élection yi war fee toog juróomi at benn at la fa def mu dese ko ñeent ngeen ñëw ba ñu rey du matin au soir 3e mandat lay wuteeg dana ko wuteeg du ko wut te ndeyu mbill ba neen la kilifa na biri ma doon def bu waxee ren balaa waxati dawan ne leen man wutuma 3e mandat kooku Macky Sall daf ko wax ngeen dégg ko
yéen ñi may woo di ma yónnee ay message di ma laaj naa ci wax man wax naa ci waxati ci dootuma ci waxati dem naa ba dagaleel lu Macky Sall waxoon man loolu laa gëm point buñ demee ba 2024 su Macky Sall nag ne maa waxoon waxeet damay wut 3e mandat bu boobaa danañu expliquer le pourquoi bu ñu doyee ñu jàppale ko ci bu ñu doyul ñu ne ko président jàppale woon nañ la votel nañ la gagné woon nga tu dois dégager mais nañ leen ñaanal yàlla bala ngeen di dana ko wut ak du ko wut ñaanal leen ko yàlla mu fekke ko ak sa candidat boobu nga bëgg mu dem ca palais ba remplacer ko ñaanal ko yàlla mu fekke ko loolu moo am solo une semaine sax yàlla mi dara tawul waxuma la une semaine 24 heures mun na ci changer àdduna mun na ci changer lu nekk ngeen bëgg ndox fi yéen ci ay réseaux sociaux ray nit ñi bëgg a prévoir loo xam day xew 2024 kooku boo leen koy def seen problème la man après incha allah vidéo bi bu mu waxee lu may wax bu pare laa leen tegal un avocat boo xam ne dafa naa ne àndul ak Macky Sall sax bu mu juumul mais dañ leen wax détaillé leen ko ñi nga xam ne amuñu woon leer ngeen ubbi seen nopp yi di dégg ku ci jàpp nag sa bañ Macky Sall ak sa affaire ko sa problème la mais lii mooy réalité boo xam ne bu amoon Sénégal ku fa raylu sa doom ku fa tuur deret yow yaa tooñ mais constitution ba Sénégal moo ko bind kooku nag du ma toog fi ma leen koy détaillé dama leen tegal koo xam ne loolu la jàng loolu la xam amu ca benn intérêt mais xam ne lii mooy loi ba yow mi ko xamul ñu laan la Macky Sall day wut 3e mandat nga ne fi di rey nit ñi bu boobaa nga tëj sa gémmiñ gi nga ne pat la nga mën mooy bu ko Macky Sall wutee sax bul ko voteel mais bu ñu rey munoo ci tus luñ bind la du yéen koy déedee fukki golo yi may wax ci réseaux sociaux ratatatatat de 3e mandat 4e mandat yow mi koy wax sax est-ce que da nga fekke 2024 yow mi koy wax xalaatul lo xarim est-ce que 2024 maa ngi la koy ñaanal yow mi koy xalaat di xam Macky Sall dana ko wut ak du ko wut ndax 2024 dana fekk ba nga ko mën ko fal wala nga koy folli yow foofu laa yem ak li ma andi tey mooy wax boo xam ne man nee naa leen awma sénégalais de série A wala série B dafa am ñoo xam ne ñu ngi jóg ci tarixay Sénégal saaga yi wax nañ ci wax yu ñaaw yi jëmale ko ci kilifa diine yi Sénégal pays laïque la Sénégal jullit yi ñooy 95% yi 5% yi di ay chrétien mais ay diine la ñaar yépp du pourcentage bi mooy def différence ba ñun ñi nga xam ne 90 lañ 95 yi loolu ñu am ca Sénégal 5% yi loolu lañ fa am ñoom ñu am yar am ay teggin respecté ñu Sénégal mooy pays boo xam ne nee naa la doo fa gis ñun la chrétien bi ma ngay xuloog musulman ba ndax affaire religion déedéet kooku du mës a am doo ko gis nañ fa église ña nga fa cathédrale ña nga fa jumaa yi ña nga fa du n'importe quoi mais ñuy dem ca église be ak ñuy jëm ca jumaa je ñooy ànd nekk ay xarit dem bay tuddante ay doom kooku Sénégal dong moo mën a bàkkoo loolu lu tax tey réseaux sociaux yi juddu ñu bëgg fee créer ay phénomènes yoo xam ne daañ créer ces différences là doo leen ci am ndam ku ko ci jéemoon bien boo nga bàyyi waaw 5% ak 95 ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kenn mënu ko dindi loolu yàlla da ko def kon nag ku ci mën a góorgóorlu wax ca lu baax di ci def lu baax di ko def tey ñu ñëw ci réseaux sociaux yi ñu dégg tey dinaa wax loo xam ne vraiment c'est pas nice parce que tamit dafa juste su ma génnee am li ñuy wax camp yi wax naa ci semaine bee passé nee na man féetewuma ci benn camp A ak camp B mais camp A ak camp B dañ dem ba ñoom ñu bëgg a jël seen discussion personnelle seen ay xeex personnel seen bañante personnel bëgg ko def un débat national te loolu Sénégal yoonam nekku ci c'est entre eux ci réseaux sociaux yi voilà toog fee saaga kële ñii ñëw utiliser ñee wax fële saaga tarixa ñoo xam ne gëmuñu tarixa yooyu ñëw naan dañuy défendre tarixa yooyu te gëmuñu ca tous mooy loolu voilà li may wax tey camp A day dama dégg live bu camp B mu teg li nga xam ne si mooy ay audio live du sax audio parce que audio mën nañ ko manipuler
mais live kenn mënu ko manipuler man damay def ay live en direct am ay invité ñu ñëw dugg suma live ñoom ñu wax ils doivent assumer ce qu'ils disent lu ñuy wax bu leen ci jàpp suba gannaaw ñoom ñoo war assumer loolu donc kooku loo fa wax bu ëllëgee da ngay nekk góor yàlla nga ne maa waxoon lii ca live ba ku dem ba live man ma jàkkaarloog yéen di wax ak yéen doomu aadama woo ma sama live ma jox ko audio bi mu wax àdduna di dégg ni ñu may dégg kooku il doit assumer waru fa wax loo xam ne ëllëg arrangé wu ko mu ñëw naan dañoo manipuler sama ay wax ak sama ay vidéo sama ay audio kooku amu fa parce que live bi intégralement mën nañu la ko tegal ba nga bay am ñu jëkk a woote avant yow ba nga wootee ok nga wax nit ñi dégg voilà loolu damay ñëw danaa wax tur tey Abdoulaye Mbaye laay wax Laye Mbaye Laye tu es mon frère Laye dañ doon déggante maax yow am na bi keroog bu ñu la accusé que ne man damay dem man maa lay yaa may wax yenn yi wala yenn yi ba may attaqué kenn di attaqué dëggoo non parce que bu ma la déggee tey bala may déggati de woon la kooku dama ko wax muy lu wér te yow xam nga ko ma xam ko Laye Mbaye bi affaire bi amee saaga sëriñ si yow nga ñëw ne da ngay défendre yoonu murit fii ñëpp murit yëpp rafetlu ko jël ay wax yu ñaaw ay saaga man xam ngeen saaga bokkul samay mbir te lii may wax Laye Mbaye bu la neexee bu subaa au lieu ngay saaga dama leen di wax tey Fatoumata Danso au lieu nga di ko saaga saaga ma na nga koy saaga comme na nga doon saaga Françoise Hélène Gaye tey moom nga àndal ok man seen looloo tax man leen woon semaine ba man féetewuma fenn parce que ñii dañuy ànd ak yow tey bu subaa ñu dem de l'autre côté di saaga fii doo dem ba comprendre te loolu defe naa du objectif bi tax ñuy ñëw ci réseaux sociaux yi di wax dañu war a wax lu jëriñ Sénégal lépp lu ñaaw lu bon ñu jéem koo dindi jël lu baax ñu teg ko fa man de loolu moo ma indi fii moo tax seen dynamique yooyu ma ñëw ma dégage suma responsabilité mais yow jël nga sa téléphone nga woo ma tout récemment bi audio boobu génnee man audio bi laa dégg de nga ne ma dañ ko manipuler lan laa la wax Laye Mbaye yàlla mu ngi la tiim ma Italie nga nekk ma nekk Italie ok nga ne ma grand kat loolu nga dégg noonu dañ ko manipuler lan laa la tontu dama ne la bu fekkee ne yow yaa ko wax yàllaa ngi dégg ak yonent bi ak Serigne Touba soo ko waxul yàllaa ngi lay dégg ak yonent bi ak Serigne Touba dana la àtte ak ña la accusé ci loolu du lii laa la wax mooy man leen woon man samay rakk ngeen kenn du ma woo ci suuf ma naan yow laa faral ak di la àndal ci yow lu dul dëgg tey nag Fatoumata Danso dafa teg live mu teg réalité boo xam ne tey laay mësu tudd turu booy boobu parce que au moins moom day génn jàkkaarloo nit yi waaw muy defe naa booy Moussa Camara def live am comme ni ñu koy defee justement ku jël téléphone am nga woote da lay jël nga dugg ci live boobu nga wax loolu nga waxoon foofu moom lañ daggoon def ko ci ay audio monté ko man loolu tax ba nga ma waxee ne dañ ko monté man gëmuma ko woon je te l'ai dit ci téléphone te gëjoon nañ déggante ma xew ok xëy na dégg nga lu ndaw si wax naan gannaaw moom waxoon na lee man ma attaqué ko te attaque boobu du dara conseil la woon te conseil boobu ci page Françoise Hélène Gaye man ci laa ko gisee dëgg bu jotee dañ koy wax ndaw si ndeke def na loolu mu waxoon di tontu benn followers si gars yi ko doon bind wax loolu Serigne Touba man ba ma ko déggee dama am réaction boobu mais au mois de mai xaw ma juin bi ko François ndeke ci pagam ci laa ko gis man ma am réaction boobu après nag la ma nit woo mu ne ma grand ndaw si kat defoon na ko janvier génn jéglu na 7 fois ma ne nag vraiment kii yoral naa ko àq andi naa suma aal boo xam ne bu naturel la waaye nag gannaaw defoon na ba jéglu te yàlla mii suñu borom danga koy tooñ nga jéglu ko mu jéggal la bu dee Fatoumata Danso jéggalu woon na te après dama ko suivre ñu tegal ma foo xam ne mu ngi fay jéggalu ma ne kon vraiment am naa yaraange sax ci la ma ko attaqué ndax bu dee jéggalu na defoon na lii ci Serigne Touba ñëpp ñaawlu ko mu wax loolu jéggalu ko Serigne Touba jéggal na ko donc man may kan ba ñëw di ko attaqué kooku man yàllaa tax may wax wutuma lu neex Françoise wutuma lu neex Fatoumata Danso wutuma lu neex ay coalition man bokkuma ci benn coalition dafa war a leer voilà
lii mooy sama wax et c'est la 3e fois que je le répète su ma xamoon ne defoon na ko janvier te jéggalu woon na doo leen dégg Khadim Gueye wax ci parce que seen live yi maa ngi dégg buñ chaque fois ku live tegal ko affaire boobu di ko teg nit ki nag doo dem ba sës ko ci miir day mujj yow mii moom saagaatul yow yaay saaga voilà kooku dafa war a leer voilà nit ki bu defee juumteem ba jéggalu fàtteel loolu mais bul ko utiliser parce que da nga war a xeex ak moom ñëw bëgg a utiliser murid yi bëgg ko contre elle man je l'accepte pas wala man en tant que murid je ferai jamais part kooku dafa war a leer pour wax ko même ñooñu ànd ak moom naan ñu ngi génne woon ba Khadim Gueye kenn génn di la attaqué Khadim Gueye xamul woon ne janvier parce que man nekkuma di suivre ay live yu Fatoumata Danso 24 heures sur 24 non billahi wallahi wa tallahi keroog ba ma gisee ci page Françoise Hélène Gaye ci laa doog a gëm gis loolu le lendemain dama bàyyi suma live bi ma waroon def en direct ma ne chronique laay def pour répondre à cette femme là nu ma ko defoon ci Bintu Goudiaby yi mu defee lu mel noonu def ko ci Aïda Diallo je vais faire la même chose ci ndaw si mais c'est pas parce que j'ai quelque chose pour contre elle kooku dafa war a leer voilà su ma déggee nag Laye Mbaye ñëw ne moom mooy défendre yoonu murit ba pare ñu tegal ma loo xam ne ñi ngi ko woo ci ñoo xam ay saagakatu murit lañ ñooñu sax nëbbatuwuñ làqatuwuñ boo muusoon booy waroo dem ci laay boobu di ko fa def man bu doon audio bu ñu xam da ko yónnee nit ci suuf ñu génnee audio mën nañ dañ ko manipuler mais Khadim Gueye di live wala Moussa Camara di live wala Françoise Hélène Gaye wala qui que ce soit démb seetaan naa live boo xam bu Françoise moo ngi ñëw di live nga ñëw intervenir wax nga sa ay fulla sa fayda lu la neex attaqué nga ku la neex mais loolu bu ëllëg bu génnee bu ne dañoo manipuler affaire bi yow yaa woote ci live bi yow yaa ci wax man looloo tax tey ma génn keroog bi ma wooye dama la booy man bu dee ay audio man du ma gëm audio parce que audio mën nañ ko manipuler mais live lañ teg waaw mu wóoree ndaw si bu ko neexoon Moussa Camara ba day ñëw tegala live bi intégralement man dégg naa man ku ma jox la live bi vidéo mais loolu nag nan lañ mën a ñëwee di naa fekk naan dañuy ànd ak Ablaye Mbaye si loolu man du ma ko nangu tey du ma ko nangu suba nu ma attaqué kee laa lay waxee du question attaque def nga lu ñaaw da nga war a génn nga jéggalu lépp luy murit ci àdduna parce que lu ñaaw nga wax sëriñ see nga saaga yow waroo woon tu n'es pas bien placé pour naan da ngay défendre ay sëriñ ndax yaa ci jiite dem te fa ñu saaga ay sëriñ nag nga intervenir fa ñëw di ñu wan ne yow yaay défendre ñooñu lu tax boo attaqué ndaw si bu doon ci cohérent da nga waroon attaqué booy bi nga xam ne moo la dugal ci live ba nga fay saaga ay sëriñ lu tax defoo ko kii ñëw ne Sëñ Tuubaa julli na ci géej gi wala julli ci géej gi ngeen jël ko gaayen di ko teg fële bu leen neexee ngeen dafa ànd ak moom du loolu man féetewu ma fii féetewu ma fee te Fatoumata Danso maa ngi koy ñaan sama vidéo bi mu ko partagé parce que musul partagé sumay vidéo man bëgguma ku may jël di ma utiliser non du ma utiliser kenn mais bëgguma dëgg ba ma la waxoon moom laay wax Ablaye Mbaye mii waaw bu ko neexee nag bu subaa na suba na commencé di ma saaga bu ko neexee na ko def voilà mais li mu def tegu ko fenn yoonu murit soxlawuñu loolu soxlawuñu mu ñuy défendre Serigne Touba ma muy naan day défendre weer na ko voilà ndax la tax mu jox la élément yooyu ba nga koy teg fii àdduna gis ko képp ko ànd ak Laye Mbaye ci loolu naa fekk nga voilà dafa war a génn mu jéggalu voilà man awma sénégalais série B wala série A je n'ai rien contre cette femme là je n'ai rien contre Ablaye Mbaye waaye bu mu waxee lee keneen ku ko def ci yoonu murit ma ñëw wax la sama xalaat duma la manque de respect duma la saaga ku ma ca saaga nag tooñ nga ma voilà Serigne Touba dana ma atte ak yow lu leer la ku tedd gi nee naa la moom moo atte ci baatin da leen di dóor ku ko laal fii xool leen ko ren ba déwén dana ko weer kooku soxlawul ku koy défendre kooku dafa liggéeyal yàlla liggéey yonent bi ba am lee mu am ba am Touba gee moo tax képp ku cay def lu ñaaw di ko wax ci moom moo koy fajal boppam waaw ku ñëw di ñu gëm loolu ñoom yaa koy défendre yow yaa défendre fii murid yi yow yaa lii nangam weer na la tey li ma dégg laay li ma tax ma génn def vidéo bi billahi wallahi watallaahi c'est pas pour t'attaquer ni rien mais pour joxe ñaari mesure ñaari poids mënu fee am bu Fatoumata Danso waxee sëñ bi julli na wala julliwul ngeen def ko fii diaboliser ko yow nga ñëw attaqué ko loolu jël vidéo bi di ko teg di ma ko proposer di ko proposer àdduna ñu ñëw tegal la loo xam ne yow yaa dem ca saagakatu Serigne Touba yee nga ñëw wuyu fa saaga fa lu la neex
man waxuma la exponent politique ya sax mais ku tedd ki nga ne moom ngay défendre fii waaw ma dégluwaat ci beneen vidéo nga di xam ne boo xam ne yow yaa ko def nga ne yow doo sax murit quoi mais da ngay da ngay lii mais xooku na sëñ bi nan lañ ko mën a juger quoi wala kee lañ war a attaquer quoi nit ki daal da ngay tourner affaire bi mu la neexee ñu ànd ak yow man du ma ànd ak yooyu ci nit bu la neexee nag booy laaj sama frère nga sama rakk nga ni ko Fatoumata Danso may nekkee Françoise Hélène Gueye mën koo nekk maay seen mag la féetewu ma fii ku juum fii dama la koy wax ku juum fee ma di la ko wax bu leen nangul dëgg nag bu la neexee toogal fii bu subaa nga ni ma saaga boo paree nag nang ma wax lan nga ca gañe ak lañ ko ci jëre da ngay gën a siiw da ngay gën a weeru rek lii moom leer na la yow woo nga ma man ak yow ak yàlla nga ne ma montage la man nag lii ci laay liggéey booy depuis 2093 non waaye 1993 ba léegi ci laay liggéey donc xam naa lu ñuy manipuler ak lu ñu manipuler wul voilà damay def ay live en direct am ñuy dugg ma leen dugal suma live boobu ki ca dugg moom moo waxi boppam il doit assumer bu dee nag weer na boppam ba pare ñu ñëw tegal ko fii dafa war a ñëw ne man a dama doon maa ngi jéggalu waaw loolu moo la war waaye képp ku taxaw fii ci live naan da lay défendre ci loolu naa fekk la tey naa fekk la suba man nag ay naa fekk soxlawuma leen dëgg laa leen di wax part bii ak part bee laa ci yamale soxlawuma kenn di ma partager soxlawuma kenn di ma wax lenn ña ko yàlla baax ñu dégg sama wax ji loolu mooy li am sos amu ci dara amu ci waaye li ma dégg mu jël ko ci live booy Moussa boobu nga teg la nga fa wax yaa ko wax kooku du montage du dara soo leen ko weddee noonu mu jëlee ndox teg ko waat leen ko noonu waat ngeen ngaan ko doo leen ko def kenn du ko def ci yéen waaw wut lu neex Françoise nag wala wut lu neex ne ndax affaire naa fekk man dunduma ci yooyu moo ndaw see ak ay followers am ñooy Xaadim ngay attaqué na fi lu tax deful live maa ko def man lépp loo xam ne lu ñaaw la dinaa ñëw wax ci sama xalaat na ma ko defe ci Fatoumata Danso laa koy defe ci Laay Mbay defoon naa ko ci Bintu Goudia bi def ko ci Aïda Diallo mais te ku ko defat dinaa ko def Françoise mi am na ay temps dama ko doon def lépp lu ma lay wax nag am na ngëneel lu ne ca gannaaw boo mënee gis ngëneel lool topp ko boo ko mënul bu dee ay saaga rek ngeen yor génn leen ngeen di saaga peace and love suma gars yi kooku mooy lu ma leen waroon wax fee ñu dellusiwaat nag fi may tëje mooy 3e mandat nee naa leen bala ngay xalaat Macky Sall dina wut 3e mandat ou non ñaanal yàlla moom mu fekke ko nga ñaanal yàlla sa candidat mu fekk ko yow mi koy xalaat nga fekke ko yàlla wan na leen boppam bu yàggul voilà léegi nag pour mbir mi di leer fii laa leen di tëje ak vidéo avocat bi ngeen déglu ko ak attention ngeen nag utiliser seen xel après te xam ne lii mooy lu am yeneen tension wala lu ci am yéen a ko fi bëgg a indi te du ñu ne ci réseaux sociaux yi ñooy décider Sénégal lu fa am constitution be ak lan lañ bind teg ko muy loi boo xam ne kii war na ko mën a appliquer au non Macky Sall nee naa la 2024 moom mooy décider man maa leen waxoon lii je vais attendre 2029 pour me recandidater je vais laisser le pouvoir pour 5 ans te man loolu laa koy conseiller waaw bu defoon loolu dina bàyyi juróomi at nit dina fa toog du fa def li fa Macky Sall def 2029 il est jeune il va reprendre le pouvoir man loolu laay conseiller président mais bu ngeen taxawee bëgg ne amu ci droit waxu leen dëgg déglu leen lii bu leen ko déggee da ngeen xam lan mooy right bi kenn ku ne bu subaa li ngeen mu ci sonal yéen ñi may woo di ma yónnee pour muy leer mu ngi noonu peace and love Khadim Gueye TV la tudd boo ko deful woon demal nga abonné bësal bouton bu xonk bi cloche bi mu ngi ci kaw ci wet gi nga ne ci rex boo demee ñetti option la am na bu ñu la bindal tout boo ko sélectionné mooy lépp lu ma dóor YouTube moo lay yónnee notification bi du soxla may jël di la yónnee vidéo bi quoi di ko gis donc nag di leen respecté yi yëpp fu ngeen toll ci àdduna di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp te xam ne lépp lu ñu fi wax dañ koy wax rek ngir dëgg yàlla pour wan leen ne man li ma leen waxoon féete wu ma fi féete wu ma fa ñee buñ juumee dama koy wax ñii kontaan ci waaye ñeet buñ juumee dama leen koy wax ñeele tam buñ cay kontaan man intéressé wu ma lay dëgg nga laay wax point li ma leen wax nañ ko xam Laay Mbay juum nga génnal bro nga jéggalu quoi moo gën waaw mooy sa ndam de di ndamu ñi ànd ak yow wala coalition ba nga bokk man moom seen coalition yi neewoon naa bu ma ci kenn dugal bokkuma ca
waaw am na détails yoo xam ne bu leen ma obligé mu ñëw fii di ko wax amul benn sens parce que jaruñu Sénégalais yi li ma leen di wax daal mooy cadre général bi nit ki bu juumee day am humilité mu génn naa jéggulu wala nga disparaître génn complètement waaw waaye génn fii di yuuxu boy bul dugg ci loolu conseillé wu mu la ko peace and love guys in the world fu leen mën a toll rek ñu ngi leen respecté les ziar te xam ne xam fa leen teg xam ngeen ko fii la peace yow la waaye am na ñu ko gëm am na tamit ñu ko gëmul waaye li may bëgg a wax ci sama akulaay taala laa ko teg ndax yàlla suturaal na ma ba daaw rek laa demoon màkk te màkk ku fa dem ba sa borom nangul la sa aj lu ñuy wax alhajju mabruur pay gi mooy àjjana kon je n'entends pas dem daaw judduwaat li may woowee sama xarit yi li ma leen wax ne damaa judduwaat maanaam jàpp naa ne sama aj bu ko sa borom nangoo maanaam man judduwaat naa amatuma bàkkaar mu ñëw tey jii nga posé ma question bu rëy bu mel nii may jël risque di commettre bàkkaar bu rëy boo xam ne ci biir l'islam dañu classé péché yi am péché yu ndaw ak péché yoo xam ne péché capitaux lañ koy woowee péché capitaux yooyu dafa am lu mel ni qatlu nafs rey nit waaye rey nit li ñu koy bind ci péché capitaux yi dafa am beneen péché bu fa nekk bu ñuy wax bu ñuy wax xawlu zuuri wa shahadatu zuuri mooy fen ak seede fen man je n'entends jamais de ma vie di fen waxuma laa ma jógee barki de Mbonjaay màkk ba pare nag di wax fen wu rëy woo xam ne yaa ngi koy wax ci dëkk boo xam ne li ngay wax xëy na mën na taal dëkk li ma ci jublu mooy ci tontu ci question bi dama toog ma ne Souleymane yow sa borom may na la xel boo xam ne ak njàng moo xam ne lii nga gis leer na naññ yaa ngi bàyyi nit ñi ñu ciy wax te waxuloo ci kon man du ma bëgg a doon magum waxoon naa ko dama bëgg magu xamoon naa ko dama bëgg a doon magu waxoon naa ko balaa dara di xew ndax eggaguñu 2024 waaye ku xam mujjug jamono ni muy demee léegi ñu àgg ci donc pour revenir à cette question dafa am benn article 27 boo xam ne moom moo nekk suñu constitution moom mooy charte réew mi mooy lu ñuy woowee en droit constitutionnel la charte fondamentale ndax ci biir ordre interne bi maanaam ordonnancement interne bi maanaam texte de loi bi nga xam ne moom moo féete kaw lépp mooy suñu constitution boobu lan la wax article 27 dafa wax ne bu ñu ko waxee ci tubaab la durée du mandat du président de la République est de 5 ans nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs loolu la texte bi wax mooy président de la République bu ñu falati Sénégal à partir de at boobu ñu ko def muy 2016 juróomi at ngay mën a def waaye ginnaaw sa juróomi at yooyu mënoo def yeneen juróomi at yu ñu toftale lu ëpp yeneen juróomi at lu ñu toftale au total mënuloo def 5 ans ba pare ñëwaat defaat 5 ans léegi nag ñii ne waaw léegi mandat wu Macky Sall bi nga xam ne 7 ans la def nag est-ce que dañ koy comptabiliser wala duñ ko comptabiliser bu ñu ko comptabiliser moom mooy fii mu nekk li muy exercer ni mooy 2e mandat bu ñu ko comptabiliser wul mu ngi def 1er mandat comme autrement dit en 2024 day mën a présenté wu léegi nag ñu ne waaw loolu est-ce que am na tontu wala amul tontu bu dee en droit am na lu ñuy woowee les dispositions transitoires maanaam bu ñu indee loi bu bees ñu ne waaw loi bi de lu bees la waaye bi muy ñëw am na lu mu fi fekkoon ndax li mu fi fekkoon loi bi daf koy régir maanaam loi bi soxal na li mu fi fekkoon bu boobaa disposition transitoire bi day wax ne ndax li mu fi fekkoon sax loi bi daf concerne na loi bi maanaam loi bi da koy àtte li mu fi fekkoon waaye nag loi bii nga xam ne moom mooy loi bi indi article 27 maanaam ci ginnaaw référendum bi article 27 boobu amul lu ñuy wax disposition transitoire waaye question bi li ko àtte te foofu laa bëgg ñu déglu ma bu baax a baax tax dafa am benn ëttu àttekaay bu mag bu nekk Sénégal ñu koy wax conseil constitutionnel sama boroom def na ci ñi ma jàngal ndax nit jékkul jékki rek tekki dafay am ci loxo yu mu jaar am na ku ñuy wax Yankuba Isaac Ndiaye Jacob lañ ko daan wooye man moo ma yoroon droit des obligations muy ku xarañ ñëwoon fii tamit France di fi jàngale nekk ku xarañ ba sax di jommal tubaab yi am na keneen ku fa nekk koo xam ne ñoom ñëpp seetuma ak ñoom dara sax waaye ñoo ma jàngal war naa leen wormaal ñu koy wax Njaw Diouf moo ma yoroon droit commercial nekk ku xarañ macha allah ak ñeneen ñoo xam ne wax dëgg yàlla ay doomu Sénégal lañu ñoom ñoo nekk ci conseil constitutionnel président laajoon na leen avant référendum bi ni leen waaw sama mandat 7 ans bii est-ce que dafay bokk
ci décompte bi maanaam est-ce que dañ koy considérer comme premier mandat ba nga xam ne suñ ko considérer su ma defaatee mandat 5 ans boobu élection 2019 sa ñëwagul su ma defaatee mandat comment dirais-je 5 ans man pare na ou bien loolu la président posé woon question léegi moom question bi sax bi Macky Sall posé woon conseil constitutionnel mu ngi nii est-ce que je peux appliquer la nouvelle durée de 5 ans du mandat précis à mon mandat en cours maanaam est-ce que sama mandat 7 ans bi nouvelle loi article 27 bi dafay ñëw soxal ko wala déet conseil constitutionnel tontu de façon très claire li conseil constitutionnel tontu mu ngi ko def ci benn décision numéro 1/C/2016 du 12 février 2016 conseil constitutionnel tontu lii ndax dama koy wax ci tubaab soo ko wax wolof conseil constitutionnel yi la tontu le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision par essence intangible et hors portée de la loi nouvelle loolu conseil constitutionnel boo jëlee décision boobu mu rendre le 12 février 2016 mi ngi ko wax ci paragraphe 30 des motifs boo demee tamit ci li ñuy wax dispositif bi maanaam acte dafa am structure dafay am les visas moom mooy texte de loi yi ngay basé wu ngir acte ensuite day am motif moom mooy fan nga teg li ngay acte day am dispositif mooy li nga acte lan la ci dispositif bu conseil constitutionnel yi la wax la loi nouvelle sur la durée du mandat du président de la République ne peut pas s'appliquer au mandat en cours lii sëñ Kaliou dafa leer moom mooy que loi article 27 boobu di wax ne loi bi 5 ans la plus 5 ans mu jeex dafa ne bokkul maanaam 7 ans yu njëkk yi bokk ci loolu de façon claire ma répété waat ko la loi nouvelle sur la durée du mandat du président de la République mooy la loi nouvelle bi wax 5 ans ne peut pas s'appliquer au mandat en cours si c'était en 2016 boobu Macky Sall mu ngi ci mandat en cours ñu ne ko kon 7 ans yi bokk ci kon bu ñu defee ne dañuy dox ba ci kanam comme ni Ablaye Wade defoon mu saisir conseil constitutionnel pour avis ndax mën naa def 3e mandat wala déet nekkuñu ci contexte boobu dañoo nekk ci contexte boo xam ne conseil constitutionnel tontu na bu yàgg depuis 2016 bi ko président Macky laajoon ne ko man est-ce que sama 7 ans yi day bokk ci décompte bi kon ñu jàpp ne ci tënk président Macky Sall mën na représenté wu su ko neexee mën na bëygee beneen mandat en 2024 nañu def attention aussi ci li ñuy wax parce que maa ngi dégg ñuy wax 3e mandat déedéet ndax li conseil constitutionnel wax te ëttu attekaay la dafa wax ne ginnaaw mënuñu comptabiliser le mandat de 7 ans donc Macky Sall mi ngi def son premier mandat en vertu de l'article 27 kon su ñëwee di briguer comment dirais-je enfin di déposer candidature en 2024 dafay déposer candidature pour briguer un second mandat mais damay wax second parce que soo nee 2e en droit mooy 3e mën na am 4e mën na am mais soo waxee second maître doguma la amuma sax nit di wax di dog mais maître nag gis naa benn vidéo buy circuler Macky Sall si boppam président de la République mu ne sénégalais bii mooy sama dernier mandat waaw léegi xam nga foofu loo wax si loolu foofu laay ñëw mooy Macky Sall yaak moom ak man ñoo yem ndax loolu suñu constitution bii ma lay wax moom moo indi lu ñuy wax le principe de l'égalité entre les citoyens waaye Macky Sall moom mun na wax loo xam ne xëy na li mu jàngul droit moom moo tax mu di ko wax man li ma jàpp mooy au départ xëy na moom dafa amoon intention ne dama bëgg a verrouiller constitution bi parce que laata ñu koy fal loolu la promettroon Sénégalais ne damay verrouiller constitution bi ba ku ñëw ñaari mandat ngay def dem sa yoon bi mu ko waxee waaye fàtte woon na wala moom xam na ne bu baax a baax saisiroon na conseil constitutionnel ne ko est-ce que sama mandat 7 ans bi ci la bokk conseil constitutionnel tontu woon ko ne ko sa mandat 7 ans bi bokk ci kon ginnaaw fal nañ ko une première fois en 2019 mën na présenter waat en 2024 xam nga lu tax mooy président Macky Sall amul choix fi mu ne nii su ko neexee nag lu ko neex mu wax keneen ku mu neex lu la neex nga wax waaye conseil constitutionnel décision la rendre xam nga décision bu ko ëttu àttekaay rendre kenn amul choix maanaam day tegu sa kaw citoyen bu mu mën a doon day tegu ci kaw président Macky Sall autrement dit décision conseil constitutionnel boobu mu ngi tegu ci kaw Macky Sall day appliqué wu maanaam Macky Sall amul choix par force lay respecter décision conseil constitutionnel xam nga lu tax ndax ëttu àttekaay bu ñu ko créé dafa am lu ñuy wax loi organique boobu moom mooy wax ëttu àttekaay bi ci kaw naka lay liggéeyee
article 13 loi organique boobu dafa wax ne le conseil constitutionnel statue en rendant des décisions c'est-à-dire conseil constitutionnel décision lay appliquer boo nee décision en droit moo xam tribunal correctionnel moom moo ko àtte moo xam tribunal administratif moo xam maanaam comme suñu conseil constitutionnel bi su ko rendre rek décision bi par force lay appliqué wu kon nag Macky moom lu ko neex na wax mais li nga xam ne mooy droit man day wax dëgg yàlla waxuma un avis politique hein, loin de là je donne un avis technique bi maa ngi ko teg ci kaw et je défie quiconque koo xam ne da nga bëgg ñu débattre ak ñu demee noonu soo bëggee ci beneen plateau ak lu mu mën a doon nga xam ne article 27 bi lii la wax waaye conseil constitutionnel tontu woon na bu yàgg ne sa mandat 7 ans bi bokk loolu moom mooy li nga xam ne daa leer moom waaw conseil constitutionnel daf ko wax de façon très claire kon nag lii moom mooy li nga xam ne mën na am donc en résumé Macky Sall n'a pas le choix su ko neexee mu présenter en 2024 su ko neexee aussi mu bañ a présenter wu mais yoon may na ko mu présenter wu en 2024. donc jàpp nga ni en 2024 Macky Sall ak APR ak seen i gàngoor bu ñu yoree seen liste dem ba conseil constitutionnel ne dañuy déposer donc conseil constitutionnel du ko rejeter. déedéet pas du tout parce que c'est recevable. non c'est recevable. c'est recevable. loolu moom amul sax demal maa ngi ñëw amul loo xam ne loi bi daf ci lënt wala lëntu ci polémique yi xew autour yëpp wax dëgg yàlla xëy na nit ñi xam nañ loo leen manifesté wu mais encore une fois man li may wax vraiment amul benn kàngam bu ma xam ci gouvernement bi boo xam ne damay communiquer ak yow wala benn kàngam mu opposition bi vraiment voilà ci yoon laay wax parce que man Cheikhul Khadim mi ma yaakaar defal na ma teraanga boo xam ne maa ngi ciy suturlawu ak képp ku ma yaakaar waaye nag am naa obligation sama réew Sénégal la ma wax loo xam ne day jur jàmm ndax lii bu ñu ko tranché wul de façon claire boroom xam-xam yi wax ci su boobaa mën na jur loo xam ne dañuy di defee ne lu lënt la te lii dafa leer lii dara gënu ko leer waaw mu leer ci boppu sénégalais. li may préciser. te du laaj sax conseil constitutionnel. ndax Abdoulaye Wade dafa laajoon conseil constitutionnel. mais Macky moom du laaj sax conseil constitutionnel ndax mënoo laaj koo xam tontu woon na la ba noppi. conseil constitutionnel tontu woon na ko laata muy faluwaat. en 2019 tontu woon na ko le 12 février 2016. waaw. d'accord donc gars yi ba léegi ñu ngi fii ci Versailles ci France donc ngeen jàkkaarloo ko ak maître Souleymane Code Fall di avocat international. ku baax mbaa xam nga ni coronavirus bii nekk sunu biir réew faat na lu ëpp 2 junni doomu aadama ci àdduna bi virus baa ngi law sunu biir dëkk te kenn mënu ko teg bët bokk na ci lu koy taxalaw lu mel ni joxe loxo sëqët buy wàlle jëfandikoo luy wàlle virus bii di corona ci mbedd mi rekk nga ko mën a foree dugal ko si biir kër kon toogal sa kër ngir feebar bii bañ a law